asalaamaaleykum internet Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci Serigne Modou Kara Mbacké mi nga xamante ne ni daal dina bëgg a jël li nga xamante ni moom di formation wu benn gouvernement boo xamante ni dafay daal di am implication wu chef religieux yi waaye tamit dinañ wax ci ki nga xamante ni moom moo di Abou Thioubalo mi nga xamante ni nii moom daal dina wax ci ab interview rek ni que li ko gënal mooy ñu daal di koy wax rek ni que dafa bëgg jigéen te ñu koy taxé ci li nga xamante ni moom moo di affaire borom ñaari tur yi waaye tamit dinañ wax ci li nga xamante ni moo xewoon tey jii ci assemblée nationale gannaaw ba nga xamante ni dañu doon voté loi bi nga xamante ni moo ñeel rek dàq bi ñu nar a dàq li nga xamante ni moo di élection locale yi. waaye tamit dinañ wax ci ki nga xamante ni moom moo di Bougane Gueye Dany ak ñaari immeuble am yi nga xamante ni nii daal dinañ koy hypothéquer. internetu Feeling Dakar lii moo gën a fës ci bopp xibaar yi ñu ñëw ci faram-fàcce gi. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer. salaamaaleykum internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci xibaar yi comme niñ leen ko waxee woon ca njëlbeen ba rek dañ koy dooree ak ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany mi nga xamante ni nii journal bi daal dina bind rek ni que dafa daal di am ay contentieux ak banque bi di NCA banque benn bi nga xamante ni nii nag loolee dina ko jural coow bu sottee rek ndax nag ki nga xamante ni moom moo di Bougane Gueye Dany coow li nga xamante ni daal dina koy am ak banque boobee nag nekkul lu yomb. ci pont bu njëkk rek daal dina xamle rek ni que lii di chambre bu tribunal bu commerce dafa daal di njëkk contesté li nga xamante ni moom moo di créance bi nga xamante ni société NCA banque benn boobee nga xamante ni daal dina koy am ci ay droit ak obligation ci li nga xamante ni moo di société bi di Diamond Banque SA ci kaw ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany ak société bi di Boss SA. tribunal boobee nag daal dina valider li nga xamante ni moom moo di hypothèque provisoire bi nga xamante ni daal dinañ koy teg ci kaw Bougane Gueye Dany bi nga xamante ni nii daal dina inscrire ci immeuble bi nga xamante ni nii daal dina def objet wu titre foncier bi nga xamante ni moom moo ñeel numéro 17 915/ NGA bi nga xamante ne nii daan na toll ci benn superficie bu nga xamante ne nii moom moo di 156 mètres carrés bi nga xamante ni daal dina situé wu fi nga xamante ni moom moo di ci Dakar fi nga xamante ni moom moo di ci Ouest Foire waaye nag li nga xamante ni moom moo di immeuble boobee nga xamante ni nii titre foncier bi moom moo di numéro 19 652/GR bi nga xamante ni superficie bi tamit daan na toll ci 381 mètres carrés bi nga xamante ne nii mu ngi fii ci Dakar nekk ci cité Kër Góor gi boobee nag la ñuy daal di espérer rek ni que nekkul immeuble bi nga xamante ni nii li nga xamante ni moom moo di service Bougane Gueye Dany yu si bëri foofee la nekk lu ci mel ni joni bi nga xamante ni amatul yooyu yëpp lu ko yooyu foofee la nekkoon mu nekk nag loo xamante ni nii problème bu Bougane Gueye Dany daal di am ak banque bi di NCA bi nga xamante ni nii banque béninois la li nga xamante ni moom moo di information boobee nag journal bi di Les Échos moom moo ko daal di fësal. dañuy wax nag ci ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Ibra Kane nag ne nga xamante ni mu ngi foofee ca ITV. moom nag ci chronique yi nga xamante ni da koy def dafa daal di wax rek ni que ki nga xamante ni moom moo di Clédor Sène ak Assane Diouf est-ce que mérité nañu ki nga xamante ni moo di Serigne Mountakha Mbacké di leen recevoir ndax nag moom sax dafa daan wax ci li nga xamante ni moom moo ñeel affaire waaso yi nga xamante ni daan nañ ko fi sulli ba tax na nag dañuy daal di teewlu kàddu yi nga xamante ni nii moom la Mamadou Ibra Kane daal di yëkkati. Ethnicisme, il ne manquait plus que ça. Le Sénégal joue avec le feu. Point besoin de convoquer le Rwanda dans le débat pour savoir que ce cynique jeu est dangereux. Le Rwanda et ses belles collines transformées en torrents de sang et de larmes. Le souvenir est toujours vivace et la plaie ne va jamais peut-être se refermer. Serions-nous donc tentés par le diable alors que les autres le fuient comme de la Covid-19? Nous voilà, nous Sénégalais,
en train de nous amuser avec le diable. La pandémie ne suffit-elle pas déjà à notre peine? Sachons une chose, une pandémie ethniciste n'a pas besoin de seconde vague pour tuer. Juste une seule vague lui suffira pour nous exterminer tous. Ethnicisme, rien que son évocation doit faire trembler. Passe encore tant qu'il s'agit de défendre son appartenance à une ethnie comme à un pays, à une région, une religion. Mais en faire une doctrine, comme cela s'est passé ailleurs, avec les conséquences désastreuses que l'on sait, ou à l'image d'un certain Hitler et sa fameuse race aryenne, le chaos est garanti. L'humanité a sombré à chaque fois que des illuminés ont théorisé et exécuté l'idée fallacieuse de la supériorité d'un groupe d'individus sur un autre groupe. Non, pas ça au Sénégal. Un président ne devrait pas dire ça. Un opposant non plus, surtout pas un journaliste. Un argument, quelle que soit la voix ou la parole qui le porte, et même étayé par des faits irréfutables, cet argument perd de sa force, de sa valeur et finalement de sa pertinence dès lors qu'il est de nature à jeter le trouble dans les esprits. Pire, à faire exploser le tissu social pour mettre en péril la concorde nationale. Qui veut brûler ce pays mère et si cher? De quoi le funeste projet est-il le nom? Des questions graves auxquelles personne n'ose apparemment répondre. Du moins, la réponse tangue entre la politique de l'autruche et la peur de parler. Pourtant, la sagesse recommande depuis belle lurette la vigilance et le ressaisissement. Sagesse. Serigne Mountakha Mbacké en est assurément un des symboles en ces moments de passion forte avec leur comptabilité macabre. 12 personnes dans la tombe, selon Amnesty. Cependant, il est judicieux de se demander qui a osé, dans l'entourage du sage de Touba, organiser l'audience troublante à laquelle ont eu droit Clédor Sène et Assane Diouf. Avouons que ces deux talibés ne sont pas communs et ils sont loin d'être commodes. Quelque chose de grave a dû se passer dans la cour du respecté et respectable khalife général des Mourides qu'on est bien curieux de savoir. Le pardon peut être accordé à tout fautif, quel que soit le délit ou le crime, surtout quand il fait amende honorable, tout en wolof. Mais Assane Diouf et Clédor Sène méritent-ils l'audience qui leur a été accordée à Touba? Comment ont-ils pu obtenir l'entrevue avec le khalife? Mystère. kàddu yooyee nag ki nga xamante ni moo di Clédor Sène tardewul répondre moom ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Ibra Kane ndax daal dina koy xamal rek ni que kan ci li nga xamante ni moom moo ñeel seetsi bi nga xamante ni nii kii di Clédor Sène ak Dame Mbodj ak ñi ñu àndal daal di war nañ koy def jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mountakha Mbacké waaye nag Clédor Sène moom nag tontu bi nga xamante ni nii daal dina koy tontu.
kii di Mamadou Ibra Kane rek moom moo di ñoom ñooñee demuñu foofu ngir ngistalu wala puukare waaye nag dañoo daal di dem foofu rek ngir cër bi nga xamante ni sëñ Mountakha daal dina koy am ci nit ñi ba tax na nag ak rôle bi nga xamante ni moom moomee daal dina koy joué ci mbir mi looloo waral nag ñu daal di sol seen tànk daal di déplacé wu dem seeti ki nga xamante ni moom moo di sëñ Mountakha Mbacké ngir feddali ko seen kóllëre jëmale ko ci ñoom. dañuy daal di wax nag ci li nga xamante ni moo xewoon assemblée nationale tey jii assemblée nationale nag li nga xamante ni moo di député yi dañ leen convoqué woon ci benn séance plénière boo xamante ni nii li ko wundoon rek moom moo di projet de loi mi nga xamante ni nii war nañ ko voté muy 05/2021 bi nga xamante ni moom moo ñeel élection locale yi. ci noonee nag loolee date bi nga xamante ni daal di woon nañ koy jàpp rek daal di nañ koy dàq ndax nag li nga xamante ni moom moo di député majoritaire yi ñoom ñoo daal di ëpp waaye nag séance boobee nag ki nga xamante ni moo di le ministre Félix Antoine Diome moom moomee nag daal di woon teew ci boobule assemblée ba dañ leen daal di dëgtal rek kàddu yi nga xamante ni nii moom Félix Antoine Diome daal dina koy yëkkati foofee. léegi ci waxtaan wi ñu jàpp ni audit fichier électoral bi jàpp na ci poñ yi ci ëpp solo ak xool tamit diggante 2016 ak léegi lépp lu jàll ci élection nan lañ koy seetlu càmbar ko xool lépp loo xamante ni war nañ ko ci waxtaan ba lépp lu ñu yaakaar ni war nañ ko ci déggoo bu dugal ko ci code électoral bi ñu def ko looloo waraloon waxtaan wi tàmbali bi mu tàmbalee ñenn ci parti yi nii il faut que avant ñuy demati ci ay élection ñu audité fichier bi ba pare càmbar processus électoral loolu am nu mu waroon tëddee ci wàllu app ak ñi ko nar a def ñi ko war a def ay experts internationaux la app bi ñu ko war a defee tamit dafay jël temps day jël ñetti weer ba jàpp ñeenti weer bi pandémie bi ñëwee commission politique bi nga xamante ni opposition bi mi ngi ci biir non aligné mi ngi ci biir majorité mi ngi ci biir CNRA mi ngi ci biir Sénat mi ngi ci biir seen liggéey ñu takkal ko ndax feebar léegi bi nga xamante ni am na amélioration bu am ci situation feebar bi ba ñu reprendre ak seen ay travaux experts yi fi mu ne tànn nañ leen ba li jëm ci wàllu audit bi tàmbali nañ ko le 1er février bi weesu lii nga xamante ni moo jëm ci évaluation processus électoral bi tàmbali nañ ko tey léegi nag loolu dafa am app bu mu war a jël muy ñetti weer ba ñeenti weer ginnaaw loolu la ñu waxoon ni moom la ñu war a def wala ñuy dem ci yeneen élection jotul woon am ndax feebar bi indi ko moo taxoon ñu ñëwaat fii tey ngir demande waat ñu taxaat élection yi le temps que loolu ñu def. lu jëm ci wàllu mandat bi ñoom dañuy wéyal seen liggéey wala. waaw loolu lu am la parce que mandat bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jotoon a nekk avant même 2019 élection yi ñu waroon tenir décembre 2019 loi bi ñu njëkkoon voté fii dañu prolongé seen mandat mais tey tamit bi ñu ñëwee ci loi bi nga xamante ni voté nañ ko am na ci benn article boo xam ne tamit day wax ni fii rek ñuy organiser au plus tard fin janvier élection territoriale yi dañuy nekkandi en place léegi nag bu ñu defee yeneen élection ba ñi nga xamante ni ñoom lañ fal ñëw remplacer leen su boobaa c'est le seen mandat. liggéey bi del leer lu wéy ci yan tànk ak ci yan place. waaw non commission politique bi ñoom ñi ngi démb damay rafetlu d'abord pour tontu sa laaj damay rafetlu acteur société civile parce que bi ñu gisee ñoom ñi ngi ci biir ñi ngi ci biir commission politique ñoom bi ñu gisee ni réeroo am na ci période bi ñu war a organiser élection ñoom ñëpp parti yëpp d'accord nañ ni report bi mënut a ñàkk ñu dàq élection yi mënut a ñàkk ñëpp d'accord nañ ci mais li ñu d'accord loolu mooy kañ lañ ko war a def opposition bi ni nañ ko def gën gaa sori décembre at bii ñu nekk ñu 2021 majorité bi ndax ñoom dañu laaj tamit administration bi lan moo mën a nekk lu mënta nekk ñu wax leen ni xaj na fii ba février mooy li gën a yomb maanaam léegi bi ñu waxtaanee gis ni ñaari parti yi d'accord ci loolu société civile jëm si sol. ba tey ci li nga xamante ni moom moo di wàllum assemblée nationale nag ñu wax ci ki nga xamante ni moo di le député Issa Sall mi nga xamante ni nii daal di nañ koy remplacer ki ko remplacer nag moom moo di kii di Cheikh Tidiane Ndiaye moom moo remplacer ki nga xamante ni nii moom moo di député Issa Sall moom moomee sax Cheikh Tidiane Ndiaye moom tey jii ci séance plénière bi la soog a jël li nga xamante ni moo di place wa Issa Sall moomee.
dañuy wax nag ci ki nga xamante ni moom moo di Abou Thioubalo nekk artiste chanteur moom moomee nag Abou Thioubalo lii di réew mi nag dañ ko daal di defaloon benn entretien ci noonee nag bëri na ay laaj yoo xamante ni daan nañ ko koy laaj moom sax ci loolee daan na ci àddu moom sax ci li nga xamante ni moom moo ñeel wàllum bëgg jigéen ak li ni mel moom sax Abou Thioubalo daal dina xam le rek ni que moom li ko gënal moom moo di ñu koy wax rek ni que dafa bëgg jigéen que ñu koy xasee rek ni que borom ñaari tur yi ci noonee sax Abou Thioubalo tamit daal dina ñëwaat ci li nga xamante ni nii moom moo di succès bi nga xamante ni nii clipam boobu daal di woon na koy am muy solution gannaaw loolu nag kenn déggatu ko woon nit ñi naan ay maraboutage la ak li ni mel moom Abou Thioubalo daal dina wax rek ni que moom musul taxaw ne dañ ko daal di sëriñtu wala mu koy xalaat nit ñi ñoom ñoo nekkoon yoxe seeni ay wax di ko wax waaye nag moom lépp daf ko daal di jël rek daal di koy delloo suñu borom mi nga xamante ni moom moo ko sàkk rek et que lépp loo xamante ni nii neex na ko ci jaamam rek da koy daal di def mu mel ni nag Abou Thioubalo moom kàddu yu mu daal di yëkkati rek daf ci daal di ànd ak li nga xamante ni moo di positivité bu mat sëkk. dañuy wax nag ci ki nga xamante ni moo di Serigne Modou Kara mi nga xamante ni nii moom nag daal dina àddu ci situation bu dëkk bi ci li nga xamante ni moom moo di waajtaayu fête indépendance bu Sénégal ba tax na nag gannaaw ba président Macky Sall daal di jëlee dogal ci anam bi nga xamante ni nii noonu la ñuy féetee ren ji li nga xamante ni moo di feetuma indépendance li ko waral nag moom moo di Covid 19 waaye nag moom Serigne Modou Kara moom nag daal dina joxe xalaatam ci li nga xamante ni moo di situation dëkk bi ak anam bi nga xamante ni nii mën nañ ko def ngir régler li ni mel ndax nag moom Serigne Modou Kara dafa daal di xamle rek ni que dañoo war a daal di mettre en place ay stratégie yoo xamante ni dañuy daal di valoriser xam-xam yi nga xamante ni nii Sénégalais yi daal dañ koy am muy ku nekk fii wala ku nekk bitim réew ba noppi nag daal di jël li nga xamante ni nii moo di chef religieux yi daal di koy daal di leen impliqué bu baax a baax ci li nga xamante ni nii moom moo di doxalinu dëkk bi ndax nag gis nañ coow li nga xamante ni nii jot na fee xew kilifa diine yi ñoom ñoo génn wax ngir li nga xamante ni moom moo di mbir moomee mën a saafarawu kon nag jot na ñu daal di jël li nga xamante ni moo di kilifa diine yi rek daal di leen impliqué ci li nga xamante ni moom moo di doxinu dëkk bi dañuy daal di wax nag ci mbir mi nga xamante ni nii moo ñeel Atepa Goudiaby ak ki nga xamante ni nii moom moo di Aby Ndour coow bi nga xamante ni nii moom moo di wàllum diffamation bi nga xamante ni nii daal di woon leen opposé démb nag ci alxames bi ñoom ñaar ñooñee nag daal di woon nañu jàkkaarloo ak juge bi waaye nag ki nga xamante ni moom moo di Aby Ndour moom nag daal dina insister ci déclaration yi nga xamante ni daal dina ko fi jot a def muy ay accusation yi nga xamante ni nii daal di woon na koy jël teg ko ci kaw ki nga xamante ni moom moo di Atepa Goudiaby di wax rek ni que da ko doon harcelé ak li ni mel moom Aby Ndour sax daal dina wax rek ni que moom amul benn intérêt ngir accuser ki nga xamante ni moom moo di Atepa Goudiaby te def ko dara moom sax Aby Ndour daal dina wax rek ni que moom à chaque fois rek da ko doon woo ak benn numéro privé moom sax am na benn numéro boo xamante ni numéro France la daal dina ko ci woo à plusieurs reprises am na boo xamante ni nag 2 heures du matin la ko daal di woo ba noppi daal di koy envoyé ay message kàddu yooyu nag la ki nga xamante ni moom moo di Aby Ndour daal di yëkkati ngir gën a enfoncé ki nga xamante ni moom moo di Atepa Goudiaby gannaaw ba nga xamante ni nii gisoon nañ ay live yoo xamante ni nii Aby Ndour daal di woon na koy def ci Facebook bi di wax rek ni kii di Atepa Goudiaby da koy woo di ko harceler ak li ni mel di ko woo ci li nga xamante ne nii moom moo di ay xaaju guddi ak di ko envoyé ay message yoo xamante ne nii moom Aby Ndour rafetlu ko benn yoon. ci noonee nag ki nga xamante ni moom moo di architecte boobee di Atepa Goudiaby moom daal dina xamle rek ni que dafa daal di porter plainte Aby Ndour ngir daal di seetal deram boobee moom ba Atepa daal dina xamle rek ni que musul woo Aby Ndour à 4 heures du matin wala li ni mel moom sax daal dina wax rek ni que musu koo envoyé message ba noppi sax moom daal dina wax rek
ni que moom avocat wam dafa daal di réclamer li nga xamante ni moo di somme bu 100 millions de francs CFA ngir li nga xamante ni moom moo di dommage ak intérêt ndax nag ki nga xamante ni moom moo di Aby Ndour daf ko daal di tuumaal. internetu Feeling Dakar cant ak ngërëm ñeen na leen fi lañ yem ak yéen ci xibaar yi ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen i xibaar.